سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي نيو mbokk yi nga xam ne ñoo teew ak ñun ci salle bi fii ci préfecture u Thiès di jiital ci nuyoo bi monsieur le préfet du département mu ànd ak ay collaborateurs am ke ci jiitu di sous-préfet Thiès Nord bi nga xamante bii ni famille Ndiéguène foofu la ñu dëkkee muy kër maam Alxaaji di sant yàlla bu baax mi nga xamee nii moo ñu mayoon daaw ñu fekke waxtu wi def fi jataay bu mel nii ren itam yàlla mayaat ñu fekkewaat ko yàlla nañ ko fekke at yu bari ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy waajal bésam comme ni ñu ko xamee muy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam bu dëppoo ak jamono bu jaxasoo lool lépp nag di ci coobare yàlla mi wàcc feebar boo xam ne bàyyiwul ko ak doole bàyyiwul ko néew doole bàyyiwul ko xam bàyyiwul ko xamati yàlla mi nga xam ne moo wàcc feebar boobu tax xam la tax mu wàcce ko ci ñun yàlla moomu yàlla na ko nasaxal yàlla na ko delloo ginnaaw ba xel yi dellu si ba jaxasoo gi am ci àdduna bi delluwaat fa nga xam ne fa la nekkoon ñuy dëgmal màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Mouhamadoul Mouniru Ndiéguène mi nga xam ne mooy xalifa famille Ndiéguène mbooleem koo xam ne ci maam Alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène mi nga xamante bii ni baayam di maam Medoune Ndiéguène moom la maam Cheikh Omarul Fouti yu joxoon wird salaatul fatiha dafal ko ijaaza itlaaq muy joxe wird Medoune moomu doomam ji ñuy wax Ahmad Baro moom moo ñëw Thiès yàlla indi ko fi mu samp fi taxawal fi gàmm goo xam ne ren jii mooy téeméeri at ak ñeent fukki la ak ni contexte bi demee ci àdduna bi sëriñ bi bàyyi ko xel sëriñ Mouhamadoul Mounir moo waraloon mu ne comme gàmm gi ma ne su koo bàyyi moo xam nuñ koy defee ndax màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañoo dajaloo ci ab néeg jàng suñu alquran yéene ko dañuy wax ne gàmmu famille Ndiéguène woy sax da caa yéex a am ndax suñu maam Alxaaji Ahmad Baro moom alquran la daan jànge alquran moom lay defee burdu di ko jàng di ko teeroo bés bi su bés baa mu yendoog njabootam ak i taalibeem ak i am di jàmmam su guddee ñu taal ay ngànc di ko niitoo muy fanaanee jàng alquran ba fajar mu dénkante ak mbokk taalibe yi dellu togg ay reeram jox leen ñaanalante ak ñoom loolu itam doomam yu baax yi mu fi bàyyi woon jiitu woon ci alxaaji Mouhamad Ndiéguène taxawu loolu ànd ak kook rakkam yépp ba yàlla dogal ñoom ñëpp ñu laxas wu ji seen boroom bàyyi fi nag Serigne Mouhamadoul Mounir moom itam ñaar fukki at ak ñeenti ci ren mu laxasaay ànd ak i rakkam ànd ak i taalibeem ànd ak i jam mbokkam yépp xam ndono lii nga xam ne moom la ko mag ñi bàyyiloon mu yor ko mu ne insha allahu moom donte dafa néew kartan bay raam ndono loolu du sàggan mukk ba muy tegu ci suuf moo waraloon mu digle woon ne ñu dem leen ngeen waaj li ñu daan waaj ci gàmmu gi ndax waaj moo gën ñàkk a waaj yàlla dafay mel ni sax dafay bëgg a barkeel suñu kilifay diine yi nekk ci réew mi di waaj ay xew-xew yàlla da leen di bëgg a fekk si ci seen yéene yooyu ndax seetlu nañ ne jamono bii yépp ni ko waa kër docteur di waxe feebar bii ne ci réew mi ñi ngi yëg ne mi ngi wàcc ci noonu itam ñi ngi dénku ñépp jiital ci suñu bopp ci ndigalu Serigne Mouhamadoul Mounir
ci ne mbër mi jàpp nañ ko laxas nañ ko téye nañ ko waaye daaneelaguñ ko bu ñu naagu mukk lépp loo xam ne dénkaane la bu docteur bi dénkaane ñun ci suñu wàllu bopp sax xam nañ ne feebar bi docteur yi ci njëlbéen yi amuñ ci pexe ndax tey ñu wax lii suba ñu wax lii waaye bi wér ba wér ci ñu ne dana ci sàmm nit ki mooy buy takk masque bi kon loolu Sëriñ Mouhamadul Mounir ak kilifa yi mu seqal xadara ba yépp ñu ngi koy dénk ñépp takkoo suñu masque yi lépp lu ñu xam ne feebar bi wax nañ ne da koy bañ ñu moytu ko saxoo di raxasu toppatoo suñu bopp di bàyyi xel itam ci feebar bi tey ñaan yàlla mi ko fi wàcce yàlla delloo ko fa mu ko jële woon dal nañ ko ci yàlla defal ci noonu mu yabaloon ñu ñëw fekk si monsieur le préfet du département mu feggoo ak ñi mu war a feggal ci waajtaayu gàmmu gi ñu war a waxtaane mbooleem service yi nga xam ne wuy si nañ ko te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am looy war a dox ci gàmmu gi ku wax gàmmu danga wax làmp ndax dañuy bëgg nit ñi fa ñu nekk am sécurité alkaati yi mooy force de police yi suñu ñëwee te fépp lëndamit du yomb ci ñoom ndox mu sell moo xam ne dañ koy jëfandoo ba ñuy ñibbi kenn ku ci nekk wér am jàmm aajowoo nañ ko ci sellal béréb yi tam raxas ko pompe ko loolu ñun ñëpp xam nañ ne service d'hygiène moom moo koy war a toppatoo ba ci service yi nga xam ne mooy élevage ñuy war a toppatoo nag yi jur gi nga xam ne sëriñ bi yooyu lay jënd ak taalibe yi indi ak soppe yi ñooñu tam ñëw saytu ko ndax kat sëriñ Muniiru ci dëkk bii la ganee àdduna jàng xam lu xew ci àdduna bi moo waral mbooleem loo xam ne dañ koy saytu ci luy ñoŋal bakkenu nit wala boog taxawaayu doomu aadama moom daf ñu ciy jox ay instruction ay ndigal service élevage yi dafay wax ne buñ ko xeeb bu nu ñëwee luñ ñu wax ci nag yi nga xam ne ñoom la ñu bëgg a terale nit ñi nañ nangu loolu ak leneen ak leneen ak leneen su ko defee kon service yooyu yëpp buñ ñëwee nekk ci suufu préfet mu uuf ñu ànd ak ñun waxtaan ak ñun comité d'organisation bi ñi yàgg ñëw ci suñu CDD xam nañ ne daan na ëpp lii waaye contexte bi ak ni jamono bi tëddee moo waraloon ñu ne président commission yi kott ñëw daje ak préfet bi waxtaan ak chef de service yi ñu waaj ndax alxaaji Mouhamadul Mounir dafay wax ne su waajoon ba mu des ñetti fan mu gis ne gàmmu gi loram mooy ëpp lu muy defar mu ne ma bu ma ci defoon milliards it dañuy bàyyi gàmmu gi kon kooku am na lu mu bàyyi xel te loolu ñi ko séq di njabootam di ay taalibeem yépp ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy tënku su ko defee kon ñu ngi sant yàlla bi ñu fi dajee bopp ba tey yàggul liggéey bi rafet na ndax dañuy wax ne ku yàgg ci loxo xam ni ñu la yore yàgg nañ ci jataay bi ñu ñëwee ñu àndal ku mel ni sëriñ Ahmad Njigéen di coordonnateur sëriñ Makki mi nga xam ne moom moo yor itam wàllu ndox mi ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk taxaw nga liggéey war a taxaw ba yàlla def na liggéey bi sotti na ñun daal bëgg nañu monsieur le préfet ci turu sëriñ Mouhamadul Mounir délégation bi ñu àndal réccuwuñ li ñu doon ñëwee ci yow di waxtaan naal nga man ñun naal la ñu man mooy projeté la ca des nag yàlla moo koy mottali yal na yàlla mottali ñu lépp ci barke yonent bi ñuy waajal bésam ngeen seede ne itam contexte bi wala jamono bi wala situation bi lu mu laaj famille Ndiéguène am nañu disposition wala am nañ volonté pour taxaw bëre ak loolu incha allah te que j'ai jiitu mooy Serigne Mounir da ca topp ñépp topp ci bu ñu xalaat mukk ne dañuy topp suñu bakkan rek ci bëgg a gàmmu déedéet suñu ndono la nit lu muy def 140 ans maamam doon ko def baayam di ko def su sañoon bu jotee mu def ko waaye nag xam nañ lu mu laaj am na loo xam ne daañ sàmmonte ak moom daan ci jël ay matukaay la ca des nag ñu bàyyee ko yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo ñu sàkk feebar bi
yal nañ yàlla boole jàppale. ñu ngi ciy profité tam di ndokkeel suñu njabootu maam Serigne Touba gi nga xam ne ñu ngi waajal seeni bés ñun itam démb rek ci kër ga bi ñuy waxtaan dañ ne sëñ Mountakha ak njaboot gi nga xam ne moom la uufoon nañ leen ñaanal bu baax ndax yàlla def réussite ci li ñuy def ndax gis ngeen coono yi ñu ciy def ñoom ñun itam volonté boobu la jigéen yi am coono boobu la ñu xalaat nañu ne lii warul yomb comme ba feebar bi amul moo waral incha allahu ñu leen di sàkku état di ko jaaral ci yow monsieur le préfet ngeen gën ñu jàppale. am na loo xam ne sëriñ mën na ko sëriñ mën a macha allah bu ko yàlla jàppale waaye nag am na loo xam ne nguur a ko man te yéen la yàlla dogal ngeen yor nguur gi fii mu dog moom ci nguuram googu jox leen ngeen yor ko ci àdduna bi kon ñi ngi leen di encouragé ci taxawaay yi ngeen taxaw ci feebar bi ci suba bi may ñëw di leen nuyu dinaa ne la préfet bu fi ma si ñëw de jaxasoo na ak bu baax kër gi mais yàlla dafa def bi ñu la installé daanaka ci la feebar bi ñëw képp kuy boroom xel wala ngay nit koo xam ne am nga loo xam ne danga koy bàyyi xel dooy sawar a jóg di seeti kenn ndax jamono bi wootewul woon lool waaye nag sa collaborateur yi mel ni mbay ñu nekk fi ñaari fan ñëpp ñu ngi woote di wax ba organisation bi taxaw ci suñu côté suñu secrétaire yi nga xam ne Pape Abdourahmane Boy saa yu ñëwee mbay mii lay jokkool ñuy teg di teg ba yàlla dogal jotaay bi am ñun de suñu yaakaar tasul benn yoon yàlla bu yàlla tas yaakaaru kenn yal na yàlla may ñu fekk ak jàmm yal na yàlla kartanal leen suñu sëriñ di suñu xalifa Mouhamadul Munir ñun ñëpp ñoo ko moomu dëkk xam nañ li mu gàddu lu mu doon yal na ko yàlla oyofal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu daal la ñuy yem di jéggalu bu baax ci guddal gi waaye nag dafa am loo xam ne bu la ko nit defalee te nga bëgg koo wax na nga ko wax ba mu jeex ba mu leer ci boppam ngeen seede ne famille Ndiéguène kontaan nañu suñu yaakaar tasul incha allah ngeen xamit suñu volonté man lan la ñun lan la jiitu ca xalifa bi mooy defar lu baax rek lañ bëgg defar lu baax rek la sëriñ bi bëgg ñun ñii di ay rakkam ay doomam ay taalibeem ci ñoom ci lool rek la ñu ne fépp foo xam ne xam nañ ne lii buñ ko defee dañuy juwaatloo ak nitu nguur yi wala docteur bi nga xam ne mooy digle kenn duñ ci dégg incha allah wala boo ku ca nekk ci ñun nekkoo ci suñuy rang dangaa nekk ci sa yoonu bopp ñu ngi sant yàlla bu baax force de sécurité yi gis nañ ñun ñëwee ci suba ba léegi ñoom ñëpp ñu jël ay kàddu waxe seen engagement loolu itam day dalal suñu xel ndax mën na ñëwut ay xale ay taalibe nga fa ñu jox leen ay yëre ñu sol waaye duñu légitime comme force de police déedéet am na fu force de police wala gendarmerie mën a egg taalibe boo solal déguisement waru faa egg bu fa eggee sax loolu njuumte la kon su ngeen ñëwee wax seeni engagement dégg nañ bu baax yàgg nañoo fekk réunion yàgg nañoo fekk CDD CRD réunion nationale dégg nañ bu wax li ngeen wax te gis nañ ne wax yi ngeen di wax fii at mu jot bu ñu demee ci terrain ba wala ca place ba wala ca waxtu wa noonu ngeen di taxawee yal nañ yàlla may ñu fekki ko ak jàmm ñoo ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ziyaar yi ñëpp di ndokkeel ñëpp di kontaan bu baax ci teewaay yal na yàlla dolli suñuy xéewal ci barke yonent bi conseil départemental di Pape Moussé di kilifa ci dëkk bi di mag kilifa gu baax moom itam dégg nañ ni mu waxee ku dégg ni mu waxee rek da ngay xam ne kii ku am expérience la ku bari xam-xam la yal na yàlla jàppale la madame Gaye di suñu doom teewal fi monsieur le maire Talla Sylla soo demee nee ko jàpp nañ ko moom Talla nañ ko jàppe woon Sall yow itam ñu ngi lay ziyaare bu baax daaw bi ñuy def CRD dama lay laajte keneen li ñëw ñu ne dafa am da ngay gàmmu ji biir Fuuta te seen dëkk cosaan yow waaw waaye yeneen daje yi ñuy def yëpp yow mi yow yaay ñëw yal na yàlla dëgëral taxawaay yi ci barke yonent bi ñu ngi yemale foofu monsieur le préfet. mu gërëmee sant membre comité d'organisation bi nga xam ni ñoom nga àndal naam fàttali nga ko léegi ne xañ na li ñu nekk ci jamonoy mbas moo tax waaye waroon nañoo mën a ëpp lii ma ni waaye daanaka yëgunu ko nag ndax xañ na bi ngeen di ñëw ci lim bariwu leen
waaye seen taxawaay ci réunion bi wala lu ko jiitu gis nañ ko ndax feeñ na ci seeni kàddu feeñ na ci ni ngeen fésale li ngeen xam ni moom ngeen di sàkku ci ñun ndax mënoon ngeen koo sàkku lott ci wax ko ñu lott ci dégg ko nañuy réagir mën a bañ a dëppoog na ngeen ko bëgge waaye ndok na ngeen ko waxee leer na te jàpp naa ni ñi ngeen ko waxit dégg nañ ko muy chef de service yi nga xam ni ñoo fi daje ak collectivité territoriale yi fi nekk itam dinaa ci dellu si nag lii ñu fi dajale tey du mbirum comité d'organisation du mbirum rek famille religieuse dafa nekk mbirum askan bi yëpp nekk mbirum communauté bi yëpp ndax sëñ bi muy ootewul ci boppam dafa oote jëmale ci yàlla fàttali ay waxam woote jëmali ci ka ko jottali loon muy yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fàttali ay jikkoom fàttali comportement waaye sëñ bi ba mu ootee tamit dafa oote pour feddali pour gën a xamale njàngale mi nga xam ni mooy njàngalem Cheikh El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène mu nekk école mu war a nekk également patrimoine bu bépp sénégalais bu bépp sénégalaise bu bépp africain bu bépp africain donc lu mel noonu bu ñu ko sumbee woo ci administration defe naa ni woo nañ ko ci devoir am woo nañ ko ci ay mission woo nañ ko ci ay obligation ndax li nga xam ni jëm na ci wàllu yeete jëm na ci wàllu éducation jëm na ci wàllu yare nit ñi ci comportement ci dëkkandoo loolu yépp état ak administration la war loola nag yéen bu ngeen ca nekkee di ko doxal di liggéey ci njaboot gi di liggéey ci askan wi defe naa ni bu ngeen gestoo ngeen xool seen kanam seen càmmooñ seen nijoor war ngeen a gis état war ngeen a gis administration loolu moo taxoon ngeen gis chef de service yi fi daje ak collectivités territoriales yi bien que sax gouverneur tey jii woote na réunion bu mel nii li ci tegu mooy ñi fi jël kàddu yépp wax nañ ko édition bu ren bi dafa nekk édition particulière ndax jamono ji mu tombeel muy jamonoy mbas te kenn ku ne xam na ni mbas mi bi mu ñëwee ba léegi xañ na jot amatul woon à la limite sax nit ñi ngi woon ci fitna kenn ku nekk di xool ci secteur boo ne ci wet goo mën di féete nan la ñu mën a def ba génn ci ak jàmm ak salaam ñu doon tere ay dajaloo di tere dem bi ak dikk bi di fàttali nit ñi également ci matuwaay yi ñu war a jël jëmale ko seen bopp d'abord wàllu cet mais également jëmale ko ci ñi nu séqal pénc mi alors loolu nag xañ na bu ñu demee ci contexte boobu ñu ne dañuy organiser lu mel ni màggal dañuy organiser lu mel ni gàmmo nit ñi mën nañoo am tuuti ay xel ñaar waaye man damay dalal xel surtout nag bi nga xamee ni loolu dafa jóge ci yéen ndax Serigne Mouniru wax naa ko ci njëlbeen depuis début pandémie bi dafa bàyyiwul benn yoon bi ñu waree tëj jàkka yi biñ ci waxtaanee dafa daal di ànd ak état ci décision jàppale ko ci nag parce que man nga ni waaw rek téye sa bopp mais dañuy waaw ba pare liggéey ci biñ ko waree tijjeet également ñu waxtaan ci ak moom lépp loo xam ne nii wax moo ko doon jariñ def na ko lépp loo xam ne nii jëf également moo koy jariñ def na ko
kooku nag wax dëgg yàlla su ootee boole kook lim ñu woo nekk loo xam ne ni ñun ñoo ko war a dox du ñu def lu dul sawar ci waxtaan bi nag yaatu woon na et je pense que permettre nañu également ponk bu nekk ñu laal ko ngeen wax ci li ngeen xaar ci ñun chef de service yi également wax ñoom it nin ci nam ma demee ak Pastef ak teewli gi nga xam ni bëgg nañ ko wone pour wax dëgg yàlla ni nga xam ni noonu ngeen ko bëggee ñu man ko amee noonu wala ngeen am ci lu kawe njortu jëm na ci ndox mi ndax dajaloo mënta am te ndox mi yembul ndox nag boo ko déggee dañuy foog ni pour naan la rek waaye dafa am jeexital également ci hygiène ak ci santé publique mbirum électricité également wax nañ ko fi je pense que Sénélec li mu wax gis nañ ci engagement moom ak Sen'Eau yëpp problème hygiène également foofu je pense que monsieur Mbodj wax na ko ci biir kàddoom moom yàlla dafa def déjà mu bokk ci administration mais également bokk ci famille bi rawatina nag comme niñ ko waxee hygiène bu dul problème mu mbas sax dañ cee war a def yitte sàkkantumaak nag bi nga xamee ni effectivement daf noo fekk ci jamonoy mbas lii jëm ci assainissement mën naa ci sax boole lépp loo xam ne ni dafa jëm ci nettoiement assainissement exondation parce que wax nañ ko léegi am na ci ay lieux yoo xam ne nii xañ na taw yi fi jot a jaar am na lu mu fa def loolu incha allah dafa bokk ci yi nga xam ne man dama ko bëgg a téyel sama bopp jaare ko déjà ci li nga xam ni defoon nañ ko fi sampoon nañ ko fi dans le cadre du plan Orsec parce que kenn ku ne xam na ni Thiès bi nga xamee ni taw na fi am na fi ay jeexital yoo xam ne ni wax dëgg yàlla indi woon na tuuti fitna ci biir askan wi bi nga xamee ni président jël na décision gouverneur jël loolu jéem ko matale mettre en place benn équipe technique boo xam ne nii la ville a ngi ci ONAS mi ngi ci assainissement mi ngi ci UCG mi ngi ci vraiment service de l'État yépp yuy jëm ci wàllu woowu ñi ngi ci xam naa ni sax gis ngeen actuellement ni yoon yi ñi ngi doon commencer di désensabler ak di curer ak affaire yooyu donc loolu xam naa ni équipe bi incha allah comme ni ma ko waxee léegi dinañ déplacer wu ñëw ba foofu comme ça bu ñu amee benn contact rek ci comité d'organisation bi on va faire le tour ci point critique bu nekk ñu xool évidemment ban antidote ban solution lan ciy indi ba tey principe directeur bi moom ci organisation bi dañuy jël rek contexte bi muy contexte Covid ba tey moo tax bi ngeen ko waxee effectivement wax ngeen dëgg masque yi ak gel yi moom dafa war a doy moo tax dinañ mettre à contribution le comité départemental de gestion des épidémies boole kook le comité régional mais en même temps le district gis naa ni sax ay ñu mel ni Sonatel soññi ngeen leen bu ñu leen mënee également mettre à disposition ay gel ak ay masques waaye moom du mas a ëpp incha allah daal wàll boobu lépp loo xam ne nii alors mën nañ ko ci incha allah dinañ ko ci def alors li ci des nag mooy suivre parce que jël engagement benn yëf la suivre engagement bi def ci yitte ba mu mat également beneen yëf la donc li ñu mën a def rek mooy muy administration muy comité d'organisation nii ñu ko teewe nii tey càmbar li nga xam ni mooy yitte yi taataan réponse yi nii ñu ko defee nii ñu continuer ko rek nga xam ni dinañ yëkkati jotaay bi waaye ba tey moom jokkoo bi day daal di continuer je pense que kenn ku nekk di nga mën a am contact surtout ñi jëm ci comité d'organisation bi pour que secteur bu nekk nga xam ni directement parfois di nga ko mën a suivre bu ñu demee nag ba gis ni am nañu xañ na ay tolof yu ndaw ñu mën a recourir n'est-ce pas à l'autorité pour mu mën a apporter ces diligences vraiment di wax ni kontaan nañ bëgg nañ am nañu yaakaar également que ni dinañ ko defee ci anam yu mucc ayib yu mel ni année yi ko jiitu
ndax di célébrer loo xam ne nii ëpp na téeméeri at ba teg ñeent fukk loolu wax dëgg yàlla boo ko fekkee war nga caa profité nga def ca la nga man ndax du fukki at hein voilà donc patrimoine la comme ni ma ko waxee léegi donc di ñaan yàlla mu may ñu kàttan vraiment ba ñu fekke ko te tal ko incha allah yàlla def ba liñ ci mébét lépp mu nekk lu yemb incha allahu rabbi